asalaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di bég lool ci li ñu ñëw fii tey ñëw fekk fi sunuy rakk fekk fi sunuy soxna fekk fi sunuy mag fekk fi sunuy xarit fekk fi ñoo xam ne kóllëre bi ñu am sunuy famille am ko dafa yàgg ba pare rafet ñëw fekk fii Pa Faye nekk sunu xarit nekk sunu kilifa ci dëkk bi ñun dañ fi jaaroon rek di def sunu tour nemmeeku leen dëgg la mos nañ gisee rapidement pour ma xam ni ngeen toogee bi ma ñëwee itam keroog dama kontaan parce que dama fi fekk ñoo xam ne dama leen gëjee gis ay xale yu ndaw lañu surtout sama doom ji mami nga xam ne papam suñu encadreur la woon Laki waaw ñëw nag fekk leen ngeen nekk groupe bu femme boo xam ne ñu am fayda ngeen bëgg seen liggéey di góorgóorlu ñu leen di encourager ma wax leen sama waxu démb mooy sama waxu tey ñun lépp loo xam ne lii mën nañ ko def di ci dimbale ay nit Grand Yoff dañ ko def te duñ ko politiquer damay bëgg toujours ñu séparer sunu action sociale ak politique c'est pas parce que dañu dimbale benn groupement wala dañu dimbale benn association wala dañu dimbale nit que dañu bëgg bu ëllëgee ci wàllu politique mu jàppale ñu lii tax ngeen jàppale ñu ci wàllu politique mooy projet yi ñu leen di présenter pour Sénégal projet yi ñu leen di présenter pour Grand Yoff liggéey bu ñu ñaxal suñu bopp la yàlla defal ñu ko ñu xam ne nit loolu la ko yàlla sant koo mën a dimbale nga dimbale ko ñu jéem ci dimbale lépp lu ñu mën amuñu doole bu ñu tax ñu régler problème mu ñëpp amuñu aussi ndombol tànku politique bu tax ñu war a régler problème mu Grand Yoff parce que c'est pas notre responsabilité tant que amuñu position boo xam ne position politique la bu ñuy permettre ñu am moyen politique yu ñuy permettre ñu koy régler kon nag du ma bëgg toujours damay bañ toujours ñuy tudd social bi may def ci géewu politique yi parce que beneen combat la géewu politique bi nag lu tax ñu dugg ci moom laa leen bëgg a expliquer li tax ñu dugg ci mooy dañu tollu Sénégal foo xam ne li ñëpp yaakaaroon ne état bi ak alal ji mu am dina góorgóorlu ba dimbale nit ñi ñu mun a génn ci ndóol dañu gis ne ndóol bi mu ngi gën a métti te ñun fépp fu ñu dem ñetti yëf lañ ñuy wax dañu naan politiciens yi dañuy wax rek li ñuy wax duñ ko def jamais ñaareel bi ñu ne ñu politiciens yi liggéeyuñu parce que xoolal fi ñu dëkk ni mu meloon il y a 10 ans noonu la melaat ba léegi ñetteel bi ñu ne politiciens yi luñ fi nekkee mooy détourner xaalisu réew ñett yooyu la ñu dégg waxuma la Dakar rek waxuma la Grand Yoff rek Sénégal bi ñu wër yëpp parce que depuis 2015 ñu ngi wër Sénégal réew bu tolloo foofu nag ñun ñi nga xam ne Sénégal moo ñu defal lépp dugal ñu école jàngal ñu ci école publique ah dañu war a jóg loolu moo ñu yëkkati benn ñaareel bi ñu dem di dox ba état bi léegi dafa nekk benn jumtukaay bu ñuy jël di ko xeexante yéen xam ngeen ci dara waaw Grand Yoff yéen xam ngeen ci dara waaw xeexante bii gis ngeen ñëw na ba këpp ci sunu frère Khalifa Sall te bàyyiwu ko bàyyiwul keneen am na ñu mu daloon am na ñeneen ñoo xam ne dina leen dalal kon nag réew bu fa tolloo ah bu fekkee ragaloo de waxuma ku ragal nag waaw ku ragal ñàkk wala ragal ñu tëj la wala ragal xeex wala ragal ñu gaañ la kooku moom waxuma kooku te yaakaar naa ne Grand Yoff kuy ragal yeewoo fi waaw kuy ragal du góor du jigéen du mag
du ndaw comme kuy ragal yeewoowu fi nag dañuy yeewu ñu ne nag ñun dañu war a béy suñu war waaye yéen bu ma toogoon rek croiser les bras politique ma defuma dara ak dëkk bi ni mu jaxasoo ba lépp passé waaw man nag ngeen may xoole ah mais dañ naan kii toppatoowul Sénégal ak kii li ko Sénégal defal yëpp mu dem toog këram yore otoom di dugg di génn di voyager di vacances ànd ak njabootam dañ naan kii moom kii ban façon nit la man nag kenn du ma jam naa ni moom loolu moom du ma ko nangu moom kenn du ma jam naa ni loolu moo ñu dugal ci politique programme bi ñu am nag dañu yaakaar ne dañu yàgg ci affaire état dañu yàgg xam naka la ñuy jëlee xaalis dugal ko ci réew parce que politique loolu rek la comme seen jaay rek seen kii rek ngeen koy defaree nii rek seen mbootaay yi xaalis bi fu muy jógee ci seen cotisation fan ngeen koy séddalee ci nit ñi lay dem ak naka lañ koy utiliser loolu rek mooy politique dañu xam xaalisu Sénégal fan lay jóge ci wàllu taxe liggéey ci nekk fi directeur général douane fekkee ko def fa 17 ans balaa ñu ko jiite xam nañu donc fu xaalis di jóge xam fu xaalis di jóge ci wàllu coopération internationale bitim réew lan ngay wax ak ñoom ak naka ngay wax ak ñoom ba ñu financer la bu ñu la financer naka nga ko war a utiliser xam aussi nu ñuy dépenser xaalis bi naka la ñuy defaree tali naka la ñuy defaree aéroport naka la ñuy régler affaire énergie naka la ñuy aménager territoire et cetera et cetera donc xam nañu li war ci réew mi xam nañu li war ci réew mi donc dañu jóg pour def li ñu war ci li war ci réew man su ma wóoroon ne xale bii ñu uuf nii moo xam ne xamul dara su ma wóoroon ne dina juddu fii màgg fi jàng fi école su feebaree ñu faj ko mu liggéey am stage liggéey dimbale ay waajuram su ma waroon ne loolu garantir nañ ko fii Sénégal du ma politique mais su ma waroon lan laay politique bu lépp doxee ba nga xam ne moom mun na ko def lan laay politique doyee mais Sénégal fi mu toll nii ñi ŋànk état bi dama bëgg ngeen xam ko ñi ŋànk état bi di ko liggéey seen bopp la ñuy liggéeyal léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk lépp moom ko bu ñu demee ba ñi ko ŋànk tële weesuwul di wax loo xam ne lii doo ko def ñaata yoon la fi Macky Sall wax lu mu deful ñaata yoon la fi wax lu mu narul ñu jox la état nga jël loo xam ne ñëpp a ko bokk nga akimoo ko yow ak sa njaboot sa jabar di nommé ay ministre nga yore ay sa jabar di yore ay saagu 5 millions sa doom di takk ay montre 13 millions di dawal ay oto 200 millions ñun ñi nga xam ne dañu liggéey Sénégal liggéey depuis xale 22 ans nga yore ay responsabilité ba fii mu toll nii façon poste bu ne nga am di am salaire yi gën a élevé fonction publique amul kenn ku leen ëpp le salaire ëpp le revenu di liggéey ci ay entreprise créer ay société ñun mënuñu dawal oto wu 200 millions mënuñu takk montre 13 millions xale bu juddoogul amoo sax 30 ans ñu jox la ko foo ko jëlee loolu mooy Sénégal loolu mooy problème bu ñu am Sénégal loolu la ñu bàyyi nit ñi dans le chômage bàyyi leen amuñu lu ñu lekk ñu ndóol ñu koy foye ñun ñëpp ñu toog di seetaan kon nag bañ seetaan boobu moo tax ñu jóg di politique waaw loolu moo waral jéngu jigéen ñi nag ñoom ñoo gën a dee ci lépp foofu lay daanale jigéen ñi ñooy fay jàng yi jigéen ñi ñooy joxe dépense ñooy daw di fay luyaas ñooy faj xale yi lépp lu ñu am ci la yem te amul benn programme d'autonomisation amul benn xaalis bi ngeen di lebal ñun suñu programme dafa basé wu ci ñaari aspect fexe ba ci commande publique lépp lu liggéey lu réew mi di liggéeylu mu sant ko jigéen ñi en partie ak xale ndaw yi beneen bi képp ku fi am marché bu mag nga def sous-traitance pour jigéen ñi ñun ci loolu la ñuy liggéey étudier nañ ko xam nañ ne bu ñu ko defee dina dox ci loolu nag lañ leen di woo fii ñu toll nag ci parrainage bi la ñu toll comme ci politique bi rek parrainage bi dañ ko fi def rek pour éviter
nit ñi bokk ci élection yi parce que xam na ñoom buñ ci bokkee ñëpp dañuy daanu kon nag dañ leen di ñaan képp ku ko mën te pare noogoo keneen wala nga gis keneen ku la gën a neex wala ku la gën a saf waaw mun nga ko pare ne loolu man gêné wuñu waaw loolu moom man du ma si mere kenn waaw politique moom ku la neex li ñuy bañ kay mooy nga ñëw nañu waaw yow la ñu àndal ci te aw ki suuf di aw loolu moom yooyu moom dañ koy bàyyi dëgg yàlla ku mu neex nag bu la neex nga ànd ak ku la neex waaye bul ñu nax naan ñu yow la ñu àndal waaw ku ne daal àndal ak ku la neex waaw mais ñun dañu bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak ñun lenn rek laa leen di ñaan nag lenn nag man daal kañ laay ruus sama ruus daal kañ la bu ñu defee élection fii Sénégal Grand Yoff fi Macky Sall am fi benn voix rek su fi amee benn voix rek man dinaa ruus waaw loolu rek laa amoon lu may wax merci beaucoup Macky Sall 0 voix à Grand Yoff voilà merci beaucoup kon nag jërëjëf